ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dina wax ne namoon nañ leen tey nag ñu ngi toujours ci Walo Info nee naa leen quand c'est important rek si biir Walo gi ci Walo Info la tey nag ñu ngi fii ci biir kaw Dagana plus précisément nekk ci école bi nga xam ni moo di école Alioune Sarr ñu di ko wax école 1 doomaanu Dagana yu bëri macha allah ci école bii li ñu jaar fi ñu defee seen cycle primaire ba ci man mi fi laa defee sama cycle primaire ba am ci sama entrée en sixième donc alhamdulilah tey nag ñuy rendre hommage suñu benn tonton ñu di ko wax tonton Amadou Coulibaly ay élèves am ñi nga xam ne encadré na leen ba tey si tey ñii ñu ngi aux États-Unis ñii ñu ngi en France ñii ñu ngi au Sénégal ku nekk am ci looy yëngu ñu dem ñu fas yéene ñoom dajale ko retrouver wu nag pour rendre hommage ki nga xam ni honorer la personne bi nga xam ni mooy tonton Doudou Coulibaly ndax ku xam Doudou Coulibaly xam ni actuellement retraité na mais élèves yi nga xam ni jàngal na leen depuis 20 ans ndaxte ñoom kat nee nañu nekk na koo xam ne daf leen marqué Doudou Coulibaly ñu leen jàngal diir bu leen di jàngal nekk na une personne marquant boo xam ni mënuñu ko fàtte moo tax na rek tey ñu ñëw di ko rendre hommage à travers sa personne aussi ñuy rendre hommage bépp enseignant boo xam ni yaa ngi au niveau de Dagana ou bien ailleurs jot nga leen jàngal aussi parce que nit moom ki la jox xam-xam amuloo fayal maintenant si vous voulez vraiment savoir la suite xool événement bi xool naka lay demee et tout ça suivez-nous à l'intérieur de l'école. man gis naa ndaw tabax kër ba mu yeggal waaw te dëkk ca teel a sotti rek lay ragal ma dellu gis am ba yàgg mu ñàkk fekkee te boo seetee ba ca biir ñoom cat dafa jiitu lool lu ca seen mbir ne ke làmmiñ jigul garab sax asamaak di it masha Allah nee naa la masha Allah ne leen ko masha Allah yow masha Allah nee naa la masha Allah ne leen ko masha Allah. ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu teewaayam di gërëm imaam di ñaan yàlla ñaan yi fi ñaan yëpp yàlla ko yàlla def di nuyu aussi autorités yi fi nekk di nuyu suñu yaay yeeg suñu promo camarade promo yi fi nekk di nuyu aussi tamit suñu tonton Doudou ak ses collègues yi fi ne di wax rek ni képp ku fi teew rek ñu ngi lay gërëm di la sant comme que dafa guddi brièvement rek dañuy def lire liste bi nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy les camarades promo école Abdoulaye Logawar parce que suñu fi taxawee sax di expliquer jeunesse bi day xaw jël temps mais day am solo ñu wax objectif lu tax ñu def lii am lu ci leeral aussi parce que promo bi du Doudou rek moo leen jàngal am na ñu si tonton Birane jàngal am na ñu si tonton Mboy jàngal am na ñu si Assane Dieng c'est-à-dire c'est des gens yoo xam ni bu ñu demee ba waxtaan objectivement on a dit que ñun comme que dañu dajale ko bu ñu nekk groupe boo xam ne dañ si nekk di waxtaanee comme yeneen groupe yi dañuy jéem a def l'essentiel te ñun ay duñu amoon ay enseignants yu ñu doon jàngal suñuy contribuer si développement wu dëkk bi aussi tamit mënuñu def lu dul tàmbale foofu te comme que groupe bi li tax ñu créé que sax exactement tonton Doudou moo tax yàlla dafa def groupe bi ñu ci bokk ñëpp bu doon benn at ku si ne jàngal na la yeneen yi nag mën na disperse kii ne kii jàngal na ma kii jàngal na ma donc si initiative bu ñu waxtaanee ñu ni comme que dañuy def ay duñu commencer créer un groupe bëgg aller vers di dimbali nit ñi di def social on va commencer d'abord pour honorer nos enseignants yi nga xam ne ñoo ñu yoroon parce que tey boo xoolee groupe bi ñu si nekk ñëpp tey yàlla dimbale na leen donc loolu mënuñu fay ñu ni jàngal xëy na duñu jàpp ne lu ñu mën mooy def lii rek sargal leen et que liste bi du yem fii donc comme que tonton Doudou moom presque ñu nekk si groupe yëpp jàngal na leen donc moom mooy nekk la porte si moom la ñu tàmbalee sargal ko ba pare dans le temps ak les perspectives daanu fexe ba képp koo xam ni yaa ngi dund daan la sargal koo xam ni nekkoo fi aussi tamit daanu jéem a mettre en place ay journée yoo xam ne journée ñaan la pour ñoom donc loolu si ay perspectives la nekk ñu ngi si waxtaan parce que groupe bi ñu ko créé ça fait que 4 mois si biir 4 mois yi ñu def retrouvailles si lañu am xalaat bi def ko donc si perspective bi daan def leneen ak leneen ak leneen donc loolu il fallait que ñu expliquer pour que ñi nga xam ni jàngal nañu aussi tamit ñu xam ni seen tour dina ñëw incha allah. moo waral mbir mi muy suñ tonton Doudou Coulibaly parce que ñun dañuy fàttaliku bu mu ñu yoree fii
dafa am benn moment mu yor ba école di wàcc ñu affecté ko inspection donc loolu aussi dafa bokk ci lu ñu marqué. autre chose bi mu ñu yoree moment bi mu ñu yoree ñu dénkoon ko programme d'élargie de la vaccination muy PEV ñu nekkoon ay élèves nekk ci classe bi muy alterner di ñu jàngal yor programme bi di def sensibilisation ci biir dëkk bi ci biir sensibilisation boobu ñu amoon benn groupe de théâtre ci classe bi suñu jàngee ba 18h dañuy arrêté di répéter programme boobu parce que moom moo yoroon programme bi di wër ci koñ yi di sensibiliser population bi moment boobu am na ñu doon wax naan ñii de seen jàng bi xamu fu ñu jëm jàngu leen di théâtre mais li yàlla di def presque ñi mu yoroon ñëpp tey yàlla dimbale na leen donc loolu ça montre que ni booy jàngale mooy yaatu jàngalkat yi xam nañ loolu lu ne mën nga ko def ci biir jàngale donc loolu tamit bokk na ci yu ñu gën a incité ñun bu ñu xalaat ni kii dañ koo war a sargal parce que yor nañu di ñu jàngal pédagogiquement di ñu jàngal leneen donc loolu moo gënoon poussé à ce que ñu créé lii donc ñu ngi ñaanal suñu tonton Doudou bu baax à son nom aussi di nuyu képp koo xam ne jàngalekat nga ñoo ngi leen siy nuyu bu baax di gërëm di sant ses collègues yi nga xam ne dafa partagé ak ñoom ci enseignement donc si turu inspecteur aussi jaar naa fa avant may ñëw dafa demoon bay ñëw mais dafa am urgence léegi ñu woo ko mu dem donc moom aussi tamit mi ngi nuyu ñëpp au nom de l'éducation nationale. woote ñu wuy si la dafa neex rawatina bés bi nga xamante ni si muy bés bu ñu ñor di bés bu ñu soxal wax dëgg yàlla ki ñu koy defal di suñu maître di suñu kilifa di suñu papa ñu koy wax monsieur Doudou Coulibaly un grand monsieur Doudou Coulibaly vraiment bu ñu waxee Doudou Coulibaly wax nañ Dagana yëpp ndax Doudou Coulibaly mooy Dagana rawatina nag jëf jum fi jëf ñuy fàttaliku bu baax a baax école bi buñ fi taxawee suñu xel dina dem fu sore man mii bu may wax ak yow de damay ñëw ba ci dex gi sangu génnaat ñibbi dugguma ci école bi lii tey moo tax ma ñëwaat fi kon école bi dañ ko war delloo njukkal rawatina ñuy fàttaliku suñu maam Mahfou Sarr ci rigueur ba ca am jom ga ca bëgg lu baax bëggul kenn mer maam Mahfou li ñu nekk xale xam nañ koy maam Mahfou Sarr kon yal na ko yàlla yërëm te xare ko njéggal di fàttaliku suñu bàjjan Abi Sall jàngalu ba mais jàngale na fi ñu koy rendre hommage di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare njéggal di fàttaliku élèves yi nga xamante ni si bokkoon nañu promotionnaire on peut citer Awa Sarr Ndiaye Seynabou Gueye on peut citer Awa Diagne en plus di fàttaliku ñëpp daal ñi nga xamante ni si génn nañu àdduna ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla wàccee yërmande ci ñoom bu weesee loolu maa ngi dalal ñëpp du nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ndax defe naa ne bu ñu wootee dañuy sargal monsieur Doudou Coulibaly te Doudou Coulibaly doon enseignant kon sargal nañu bépp enseignant sargal nañu bépp enseignante sargal nañu bépp inspecteur sargal nañu bépp professeur képp ki nga xamante ne yaa ngi ci corps professoral bi rek ñu ngi lay delloo njukkal di la jaajëfal ndax ku la jàngal soit que muy école wala alxuraan kooku mënoo ko fay mënoo def lu dul respecté ko ñaanal ko yàlla école nag école la tudd ñëpp mënuñu fa dugg réussir andoo da ngay dugg rek wuti soit que nga réussir jàll wala nga nekkat ci leneen te macha allahu taala ñu mu jàngaloon ñëpp ñoo ngi sant yàlla mën nañu citer jeune cadre yi nekk ci groupe bi yëpp mais macha allah pour ba ñu guddal wax ji rek ñu ngi gërëm ñëpp léegi nag li lal groupe gi mooy ay promotionnaire lañ ay ndaw lañ yu gëj a gise gëj a déggante mais ki def jëf ju rëy ji kooku moom la ñuy yeeyoo njukkal bi muy Mamadou Baydi Gaye alias di jëf féroce di journaliste bu mag fële ca France ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yokk jàmmam mu ñëw teewee si bis bi Mamadou Gaye ba ñu gëj a gis mën na 25 ans loolu laa yaakaar si la toll mu fexe à travers le Facebook mu fexe ba am une centaine ba nga xamante ni si ñooñu bokk ndoo naa ñoom classe maa ngi jéggul sax dafa xaw a tàng merci beaucoup léegi loolu ci loolu noonu la ñu sukkandiku def benn groupe ñu tuddee que les promos de l'école Dagana 1 boobu jamono ñu tudd école Ablaye Loga Wade. Mesdames et messieurs, j'ai pas besoin de prendre une feuille pour synthétiser mon discours. Tout simplement, tout ce que je vais dire aujourd'hui émane d'une sincérité vouée à une personne qui nous a marqué
dans notre enfance. On dit une idée émane seule, mais valorisée par multiples. Je ne peux que remercier tous mes camarades aujourd'hui avec leur humilité, leur générosité, leur partage, leur solidarité à accompagner cette initiative. Vous savez, entre la vie et la mort, il n'y a pas de barrière. La seule chose que l'homme doit faire, c'est parsemer des biens. Car c'est la seule chose que le Créateur va observer demain. Mesdames et messieurs, Dagana nous a tout donné. Le sens du savoir, l'amour, l'abnégation, le courage, le bravoure et la dignité. Comme je le dis très souvent, la dignité est la seule chose que l'homme ne peut pas vendre. Celui qui vend sa dignité, il n'a jamais été digne. Je vais revenir à M. Koulibaly, qui est un père, un mentor, une personne qui m'a inspiré, qui m'a donné le sens aujourd'hui de prendre le micro et de parler en public à travers des sensibilisations. Comme vous le savez, le programme élargi de vaccination, je me rappelle de ce morceau quand on nous disait Nas Nyambatan Djadja, Wafou Lafagne Pays Afouré, PV, Djognotel, Samalen Densare. C'est des années, c'est des moments c'est des choses qu'on ne peut jamais oublier durant son enfance, car il nous a bercé par rapport à sa simplicité et sa générosité. Et aussi, son fils est un ami intime. Hier, on parlait au téléphone, il nous dit, Gary, je vais faire un témoignage sur mon papa. Mon papa, je ne pourrai jamais le regarder en face. Il s'est tellement sacrifié pour moi qu'aujourd'hui, je suis redevable. Ce n'est pas parce qu'il est mon père, mais ce qu'il a fait pour moi, j'ose dire, est-ce que je le ferai pour mes enfants? Il me dit, comme vous le savez, l'érudit Mam Allah Djoufoufal, Yalla Yalla Yokoleram, disait à Khalifa Koulibaly, il disait, Khalifa, tu ne connais pas ton père. Ton père est un homme généreux, et un homme serviable. Et il a demandé à l'érudit pourquoi. Il dit, vous savez, ton père, en ce moment, il avait les motos là, il travaillait. Avant de partir au travail, Doudou vient voir son père, comme on le dit, il fait tout ce qu'il doit faire avant de partir. Et Mam Allah Doudou Fall dit, lui, il entendait toujours le bruit de son moto. À 9h, il part travailler. Je dis, cette humilité n'émane que de la volonté divine, mais c'est le cœur du prophète Sayyidina Mohamed qui est transformé en une personne. nekk na ki nga xam ni ngeen wax yëpp si moom dëgg la te ngeen wax lu si def dafa bare mais nag nit lépp lu mu am si àddina boo ko may bokkam parce que doomu aadama amul dara si àddina lu dul ay waajur ku teral sa waajur yàlla teral te au passage léegi am na ku doon wax léegi comportement par rapport à son papa mais loolu moo gën a tuuti si lu muy def actuellement papaam dundul man maa fi nekk mais man mooy sama bët mooy sama tànk mooy sama lépp lu ma bëgg la ma bañ di ko def man naa ci fekk si lu bare sama ni kaa bàyyi mu bàyyi maa ngi au passage aussi maa ngi gërëm soxna parce que bu mu gisee comportement jëkkëram sama diggante ak moom gis lu ma respect bu ma jox moom daf ma jox moom itam bu ko raw kon duudu dama koy ñaanal du ma ko ñaanal yàlla du ma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla may ko wér may ko gudd fan bàyyi ko si kanamu njabootam laax ko fi yàq ak lépp lu mu bëggal boppam yéen na ko yàlla da yombal si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mu gën si say bi yëpp gën si yéen ñëpp yéen ñi am initiative yi aussi fi mu egg tey na leen fa yàlla yóbbu yéen ngeen dem ba ñu defal leen bu raw lii si kaw suuf si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax
Duudu mënuma toog fii di wax waxam mënuma ko parce que sama doom la sama lépp la du ma def dara ci yëngu moom tam du def dara ci yëngu ma su ñu leen wax na su ma nee waaw mu def su ma nee déet mu bàyyi sans hésiter kon nag loolu ku ko am sa njaboot da ngay sant yàlla bu baax a baax tey si tey damay ñaan yàlla njaboot bi yëpp nga xam ne ñu ngi sama gannaaw wax naa leen ko du guddi du bëccëg ñu topp si gannaawam ndax lu ma bëgg moom laa bëgg lu ma bañ moom laa bañ maa ngi ñaanal ñëpp fàttali. sas bi ngeen ma jox nag da ngeen ma waxloo ci Doudou en tant que enseignant parce que enseignant la na moom mais ku ma xam ci Dagana xam nga sama diggante ak Doudou nun ñaar ku nekk tuddee na sa morom doom jaar nañu surtout bari waaye li ngeen wax ni à travers Doudou vous honorez les enseignants de Dagana je dis que à travers Doudou vous honorez les enseignants du monde. Doudou jamono bi ñu fi def affaire PV ñu bare di wax ni xale yi jàngul leen école lu dul théâtre boobu dañu xamul lan mooy enseignant war na nekk théâtre kat enseignant war na nekk musicien enseignant war na nekk paysan enseignant war na nekk éleveur lépp lu doomu aadama di yëngatu enseignant war na ko laal parce que c'est un génie touche à tout. C'est pourquoi un pédagogue disait après le nom de père le nom maître mooy tur bi nga xam ni doomu aadama bu ñu la ko wooyee moo gën kawe ci àdduna. Enseignant aussi li ñu xam ci moom mooy dafay am ay valeur ndax suñu la demee ba taxawal la di la sargal am na la nga xam ni wane nga ko la nga xam ni moo tax ñu war la sargal kenn umpalewul ni Doudou nit ku woyof la béréb bu mu nekk ñëppay ree donc ambianceur la. Doudou aussi nekk na nga xam ni mën na jëflanteeg mag mën na jëflanteeg xale kooku nit ku woyof moo koy mën a nekk. am na ko doon wax léegi ni Doudou lu sa xel dëgër bu lay jàngal mën na la jaaree ci kàllaama waalo ba li mu bëgg dugal sa bopp mu dugal ko ci. dafa am aussi la nga xam ni taxawaay bu nga xam ni moom la taxawee ak ay élèves am ba lépp lu mu mën dugal ci seen bopp mu dugal ko ci kooku valeur la ba nga xam ni dafa war a nekk ci enseignant. Doudou aussi nekk na ka nga xam ni bu muy enseigner ku nekk xam na ni problème du ñàkk il a vécu des problèmes mais bu xëyee ba di jàngale ji ci classe am kenn du xam ni Doudou mi am na problème. donc enseignant dafa war am dépassement dafa war transcender toute situation te loolu mi ngi ci moom. Doudou mi ngi commencé instituteur adjoint dem ba nekk instituteur plein ça veut dire que nit ki lépp lu muy liggéey aussi war na di ci jéem a yokk. bu ngeen dee xayma léegi bu muy wax cursus Doudou wax na ni jaar na ci élémentaire dem na collège fa la jógee dem jàngale ji mais dama ni ci loolu mu yem CFEE boobu certificat ak BFM boobu ñu daan wax DFM moo gën kawe tey lu ñuy wax maîtrise moo gën kawe tey lu ñuy wax master. eggul ci yooyu diplôme te formé na tey ñi nga xam ni ku leen fekk fu ñu taxaw daa xam ni am nañu fu ñu jaar te pourtant kooku ku leen formé moo leen gën a suufee diplôme. enseignant mooy formé président de la république bare na ñi nga xam ni tey ci loxo enseignant ñu jaaree ba nekk li ñu nekk mais la réussite n'est pas une réussite des diplômes. La pédagogie est une pédagogie de la réussite parce que nga am diplôme ak ñàkk am diplôme
suñ la formé formation bi ci war nga mën dund ci sa àdduna. Donc un bon pédagogue mooy former ay élèves am ba nga xam ni bu ñu amee diplôme xëyrun bu ñu amul diplôme it daañu mën demal seen bopp te Duudu yàlla defal na ko lool. ñamatan jam waxu la fañ pays akuret bébé jóg na te sama Merci une fois de plus. Je suis envahi par l'émotion. Madame, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, se retrouver dans ce cadre évocateur où se passèrent les plus chères années de scolarité, dans l'émoi des grands enthousiasmes, des vastes espoirs, que de souvenirs vous avez réveillés ce soir. S'asseoir dans ce fauteuil où ma modeste personne est choisie pour rendre hommage à tous les enseignants, à commencer par notre illustre directeur, Pape Mahfoussar. Paix à son âme. Également à M. Biran Ndiaye, qu'on appelait Tis, disparu. Oui. Également à Madame Abibatou Sall. Également M. Tal. C'est malheureux que ce soir, ces disparus ne figurent pas parmi nous. Mais nous demandons, nous supplions le Tout-Puissant pour qu'il repose en paix. Comme je disais, s'asseoir dans ce fauteuil où ma modeste personne est choisie pour rendre hommage à tous les collègues retraités, aux collègues en service. 25 années après, quelle reconnaissance! À un moment où la crise des valeurs gagne du terrain dans notre société, nous avons tous entendu des élèves agresser des enseignants dans les classes. Des camarades de classe s'organisent, éparpillés dans tous les coins du monde, aussi bien qu'à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Ils s'organisent pour fêter leurs enseignants. Merci. Une fois de plus, je vous remercie du fond du cœur, au nom de tous les enseignants. mënuma woon a ñëw ci bis bu mel nii ngeen woo ma ci biir école bi nga xam ne su ma xoolee la ma toog ci biir classe jàngale sama premier poste au refondé la benn at laa fa def ma jaar bokkal def fa 5 ans yàlla boole ma fa ak soxna su baax si ma koy ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla parce que maa ngi fàttaliku en 96 bi may dem maa ngi gisaat seen kanam maa ngi leen di gis ak seen ay rangooñ jóge naa fii génn si ëllëg sa may dem mission ki ma àndaloon ñu ànd ñu ñaar ci mission bi dafay toog bu kanam mu ne ma mais yow de yaa ngi fi mais dafa mel ne que tu as des problèmes nekkuloo ma ne ko man est-ce que du ma delluwaat sama classe parce que sama xale yi ma bàyyi dañu taxoon ci man dañu tafu ci man te loolu feeñ na tey mënuma woon toog sama kër samedi ak dimanche sama waa kër xam nañ ci dara ak waa koñ ba te élèves yi duñu ñëw ci biir kër ga maa ngi fàttaliku suñu feetu fin d'année bu ñu defoon ci kër ga ngeen am itam ay waajur yu baax
yu ma def confiance xam ni ñii ma àndal day ñu ci nekkul sama ay rak sama ay doom luñu kama tàggool ñu bàyyi la ñu ñëw yendu kër ga ngeen nekk fa tabarkalla def seen soirée ba mu jeex ñu àndandoo def benn groupe di gungente ba ñëpp a dellu seen kër bare na tey lool ñi fi jàngalekat defar ba ñu baax ñu wëlbatiku dem buñ ko rombee sax duñ ko nuyu waaye loolu dalu leen moo du teraanga bu nekk defal ngeen ma ko xam nga lan mooy teraanga mooy yëg nit dama leen di romb ci mbedd ngeen dog ci seen soxla fi ngeen toogoon jóg fekk si ma ñëw di mu nuyu loolu rëy na lool ci man ni mu leen xamee woon ki ngeen doon tudd léegi Fam Fall Gaye maa ngi fàttaliku mook Marème Sey mi dañoo tardé ak Marème Mané te dañu ragal yar suñu ñëwee ma leen dara foog ngeen yéen non vous ne pouvez passer comme ça oui sama ndey monsieur tey ñu dee ci ak yooyu mais xale ba ma ci mettital keroog la ma gën a tafu kon wax dëgg yàlla xamoon naa ni dama leen doon jàngal dem daan toog ak yéen di waxtaan ay waxtaanu àddina pour wax leen seen orientation àddina parce que aussi jàngale du joxe xam-xam rek du leen di jàngal di leen yee ci àddina kon su ma toogee tey ba sama ay élèves woote ni kaay leen ñu dem ñu sargali jàngalekat yi jaarale ko ci monsieur Coulibaly man du ma mën lu may du bég ci lool di leen ñaanal yàlla dam leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla def mag ñi yàlla may ñu jàpp ci dara yal na ko yàlla yokk bu ñu yëkku bu baax a baax ñi jàppagul te di yóotu yal na ko yàlla xëcc te mu di seen yiw di seen wërsëg ñu dund ko xam nga tey jii li ma bëggoon wax mënu ko wax ndax xol bu fees sama xarit yi ñii duñu bokkoon école ñoo bokkoon CG di jàngale mais bu ñu déggee bés bi kenn ku nekk ci ñoom da nga dagg sa soxla yëpp jóg ñëw ngir yàlla ak bés bi pour bokk ci ak man bés bi daa ngeen ci gis sax ñoo xam ne boo leen xoolee xam ne wéruñu am na ñoo xam ne di ñu woor de waaye ñoo ngi fii ci biir maa ngi leen di ñaanal yàlla ku xam lu nekk ci kóllëre ak ni ngeen jàppee kóllëre ak yàlla nu mu fonkee kóllëre yal na leen ko yàlla fay fulal leen ko yéen sama ay mbokk man mënuma leen gërëm bu ma jógee lépp lu mu am bu dee mbég ngeen bokk ko ak man bu dee naqar ngeen bokk ko ak man tey bés bi su ma ñëwoon man copp ñëw toog fii kon dina neex lool waaye dana gàtt itam waaye seen jëmm yu rafet yii jiital ci sama papa ju baax ji da ngay wax ne li mu doon defal papaam nun yaay sunu papa yow la ñu xàmmee may jiital ci sama wàllu yaay sama nijaay Géwal Njaay mi toog nga xam ne amul dara loo xam ne njaboot dañ ko xewle ba mu xeebal ko walla mu yóbbante ni diw demal ma ci am na kay koo xam ne bu taxawee macha allah jëmmam dana mat sëkk waaye kenn doyu ko ci yal na yàlla yàggal seen taxawaay ci sunu kanam may nuyu suñu waajur yi toog fii yépp gis naa déplacement bi gis naa ni ngeen ko organiser sama jour anniversaire ma fekk ca tool yi xaw ma woon sax bis boobu mooy sama anniversaire man fàtte naa sax le 26 mooy sama anniversaire mais dama toog ba seen ay message di taw sama kaw lu nekk ku nekk di wax ku nekk di témoigner ku nekk di seede ñu wëlbatiku wàññeeku jël seen cadeau Marème Mané ñëw indi ñu ay cadeau yu mag man ak soxna si ci guddi googu yal na leen ko yàlla yombalal li ngeen def
rëy na lool te maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo mën moom moo am lu mu wax ci diggante ki ñu jàngal wala ku jóg di fas di yokk kóllëre yal leen ko yàlla fay ñi teew ci mbooloo mi yëpp balaa déwén ak ñi nga xam ne ñoo bëggoon teew te ñëwunu parce que itam comme li Mamadou wax ñi nekk extérieur kenn ku nekk jox nuñ la nga téléphoné ñoom ñëpp ku nekk téléphoné na ma di waxante ak man ñoom Ajiba Yacine Ndiaye Aïda Sargay Eugène du Charkali Marie Sey exactement Abi Goudiabi Asgay Cissé Thierno Diop Thierno Mamadou Diop Malou Fall Aline Diaw tubaabu gaay tabarkal Marème Kébé Ndiaye mais man Cheikh Diaw Binta Lo macha allah mën naa wax ne la toog naa ci guddi damay jot téléphone ba mujj man sa bopp fi ma toogoon nii sama rongoñ di tuuru ngeen jéggal ma am na kanam yoo xam ne dama leen gëj a gis mais bu mu leen gisee même ak sikkim dama gisaat ce visage juvénile fii ci biir école bi Birane Touré Maïga wallaahi Birane damay dem jour bu may dem mag dafa nekk officier de police monté fële aéroport dama ñëw ba toog ci salle bi rek mu dugg si ànd ak yeneen ñaari policier ne leen kii mooy sama monsieur kii laa leen doon wax monsieur Coulibaly nuyu ma may ma fa xaalis bu bare comme ni ko ñëpp di defee si seen teraanga mësul taxaw ñii xam nañ ci dara parce que toog naa gàmmu Dagana Mamadou Gaye habillé ma benn mbubb boo xam ne mbubb bu riche photo woon naa ko sax ba dugal ko ci kii bi mais yéen waxuma dara mais yëg ba ngeen ma yëg rek dafa rëy lan laa la mën a wax lu ëpp jërëjëf su ma amoon lu ëpp jërëjëf tey ma wax leen ko ma jaaree ci seen présidente Aram Cissé Aram di muy sama doom ju baax waaye mën tooñ lool mais wax dëgg yàlla keroog ba ngeen ma bettee fekk ma sama kër ci guddi ñëw ne ma monsieur de ñun duñu bëggoon defal la sargal le 20 mën naa wax ne guddi googu da ngeen ma fekk juste boobu maa ngi sangu pour tëdd waaye dama sangu julli ba pare toog pour ma nelaw mu tëma may xalaataat ma ne mais xale yi man lan laa leen defal ak lan laa leen war def laay laaj parce que tey wax dëgg yàlla xam naa ni dama koy gàttal rek yamale ko fii ndax sama xol fees na del may gërëm nag sama ay dëkkaale gis nga fi ñu dëkk nu mu sori ñu bari tey ji ay borom kër lañu te wétti seen biir kër waaye bàyyi nañu seen lépp ngir yàlla ak bés bi yal na leen ko yàlla fay yal na leen yàlla fay àqu dëkkaale waa bokkal yi nekkoon fii lii ngeen ma defal rëy na si man trop lii rëy na si man lool ma bokk ko ak sama ay nawle jàngalekat ñoom itam ñu bàyyi seen soxla yëpp ñëw fii dëgg-dëgg Bassi si dafa waroon voyager tey ba mu koy woo di ko wax mu ne ma yëg naa bés bi moo tax ma fomm ma sama voyage ba suba Assane Dieye biig làkk ko wax mu ne ma grand bu soobee la maa la fay njëkk Moussa Sarr mu nga jógee Gaye uniquement pour lii
Seydina Fall waaw ma ne ku am sa ay collègues ba pare waxuma luñ may defal amul fa ma soxloo kama ci woo nga taxaw ci sama soxlo defal ma ko ca saas ci nu mu gënee xale ya ma bàyyi woon biir inspection su ma soxloo dara dañ ne ma tonton du bul dem ñoom ñëpp duñu bind seen ay nit dugaloon ko sa téléphone waaye comme da ngaa réeral téléphone nu mujj ko bind ci fay ni ma am tekk ci sa biir néeg soo amatee soxla woonu dans la journée lañ koy def jox ma ko kon maa ngi leen di ñaanal yàlla yenn leen yàlla suturaal yàlla may leen ndam ci seen liggéey man de wax dëgg yàlla xaw ma sax lan lay daanelee mais sama ñaan yàlla tey maa ngi ci woon waaye tey ji lay gën a tar bu soobee yàlla la ngeen bëgg seen xol yal na leen ko yàlla defal ñi nga xam ni ñoo nekk ci buumu sëy yal na leen yàlla déggaleeg seen borom kër te yombal seen borom kër tey ji la ngaa ës bu soobee yàlla boo fi voilà yow mais dafa bëgg naa la merci infiniment jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay su fekkente ni am na fu sama xel réer maa ngi ciy jégalu bu baax a baax waaye man mënuma lu may du gërëm waa Dagana yàlla la ngeen bëgg seen xol yéen ko xam yal na leen ko yàlla defal ci ni mu leen gënalee macha allah jërë ngeen jëf merci infiniment. comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure rek ngeen doon topp si li ñu suivre ci li nga xam ne moo nekkoon spécial sargal bi ñu doon defal enseignants yi nga xam ne jot nañu jaar fii si école Aliou Sarr ancienne école Abdoulaye Légal Wade donc vraiment tey kontaan nañu loolu sargal suñu tonton bi nga xam ne mooy tonton bi ñoo ko sànqaloo macha allah dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne élèves yi nga xam ne dañ na leen encadré yëpp dinañ ko mu nekk ay témoignages yoo xam ne yu touchant la vraiment sa yar ga ca teggin ga ca am pédagogie ga sa xam naka lay jàngalee xale ba nga xam ni dafa nekk koo xam ne dafa accompagner xale yi ci seen vie nee nañ chaque dimanche ak samedi da daan génn di xool ci meeting yi ci sabar yi ba xam ne élèves yi ñu ngi ay taxawaal wala taxawaalu pour te dire d'abord bu njëkk ba enseignants yi dañ daan yar xale yi daaw ñu woon ñoom rek ci jàngale bi dañ daan jàngal xale yi di leen jox ay leçons de vie di leen guider di leen teg ci yoon bi nga xam ne ëllëg amaan na buñ ci jàllee duñ ko mën a rëccu ba tax na loolu moo tax mu nekk élève boo xam ne bu marqué maître bu marqué élèves yi la excusez-moi maître bu marqué élève am yi la ñoo waraloon tey journée bii tey ñu ko doon def fii ci école 1 ñu àndoon ci ak yéen àndoon ci ak Walo Info di kontaan lool waaye tamit di rendre hommage ki nga xam ni moo di monsieur Makhou Sarr yal na ko yàlla yërëm te yeesal yërmande ci kawam mu nekkoon ancien directeur ci école bi moom tamit daan topp xale yi lool sama maam jooju yal na yàlla doolu ko yërmande waaye man tamit à travers si sargal bi ñu doon defal tonton du Coulibaly may sargal bépp maître boo xam ni jàngal nga ma ci école 1 bi macha allah ñoom monsieur Birane ñoom Omar Mbodj ñoom Moussa Gueye ñoom ñëpp rek ñu ma lim madame Ba et tout ça yal na yàlla may leen wér may leen sàmm seen njaboot ba ñoom tamit ëllëg seen élèves yëpp di leen sargal comme nii donc vraiment c'était un plaisir de baax tey ñëpp kontaan nañu xol yi sedd nañu parce que lu mel nii buñ ko assisté rek même su nekkee benn doomu Dagana ñëpp lañ ko defal donc tonton du Coulibaly yal na ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla fay tamit élèves yi nga xam ne defal nañ ko lii yàlla yàggal seen ànd ñoom ñaar tamit merci.